mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum ni ñu koy defee saa su nekk altine ñuy waxtaanee mbirum transport seen émission autotransport nag lépp xibaar li nga xam ne nag actualité ci wàllu transport moom la ñuy jël invité ci ay experts ñoo xam ne seen xam-xam màcc na si wàllu wala ay acteurs yu ciy yëngu ñu tey nag ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo embouteillage yi nan la ko ñi gisee ak lan moo ci seen lan lañ gis comme saafara moo tax tey ñu dalal ñaar nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc nañ si wàllu dem ak dikk benn bi mooy Alioune Badara Konaté nekk secrétaire général Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk affilié si organisation générale des centrales syndicales organisation générale des travailleurs du Sénégal te Mamadou Goudiaby jiite ko ak keneen kii mooy Abdourahmane Niang nekk secrétaire général adjoint Union des routiers du Sénégal te bokk si CNTS bu Mody Guiro loolu galaa ñuy sóobu nag ci waxtaan bi ñu bàyyi nag suñu invité ñu nuyoo ñu ko tàmmali ci ak Alioune Badara Konaté. Théodore maa leen nuyu di la sant di la gërëm di dalal sa auditeurs yëpp di nuyu toute la communauté de Dakar Dem Dikk di la nuyu di nuyu sama naataango bi wax ak man Abdourahmane Niang. waaw Samedo ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu kilifa kër gi di sargal aussi kër gi di ne yàlla na ko yàlla xaare aljana parce que anniversaire u décembre barki démb la woon muy suñu kilifa di suñu lépp di El Hadji Sidy Lamine Niass ñuy ñaan yàlla na saraxam yàgg si seeni loxo waaw may nuyu sama camarade bi nga xamante ni moo jóge Dakar Dem Dikk di nuyu aussi sama secrétaire général El Hadji Gora Khouma di nuyu mbokk auditeurs yëpp ñi nga xamante ni safoon nañu rajo télévision Walfadjri yi. donc nag tey nañu fas yéene comme ni ma wax mooy waxtaanee mbirum embouteillage yi Alioune Badara Konaté boo xoolee embouteillage ci Dakar perte économique énorme parce que bu ñu ko mesuré def na ay milliards parce que perte temps la ci circulation ndax acteur économique kenn retrouvé wul seen bopp ci yow sa gis-gis embouteillage yi d'abord regard bi noo ko gisee. waaw ni ma gisee embouteillage yi phénomène bu doy waar la non seulement phénomène bu doy waar la parce que ñun suñu bopp ñun la njëkk a affecté Dakar Dem Dikk parce que bu ñu xoolee suñu régulateurs yi nga xam ñoo nekk au niveau des gares di opérer les courses les voyages ligne boo jël boo doon def 10 voyages par jour dina perte au moins 5 à cause des embouteillages phénomène boo xamante ne la l'État nag a pris toutes ses responsabilités pour xool naka la ko mën a juguler mais généralement daal gis naa ni man li ko gën a poser problème il faut que ñu jël ay mesures courageuses sinon du ñu dem. daañu ci ñëwaat léegi nag ci boo xoolee Abdourahmane ci wàllu embouteillage yi tey yow jàngat bi nga am ci embouteillage yi. waaw jàngat bi nga xam comme ni ko sama mbokk mi waxee ñun affaire bi fu mu toll nii dafa mel ni dafa ñu dépassé parce que dañuy yore secteur yu bëri ci côté transport muy transport en commun transport lourd. dañuy yóbbu bagage dañooy yóbbu ay nit te Dakar dafa mel ni dafa fatt dafa étouffé si fatt boobu mu fatt man maa ngi jégalu sax maa ngi koy jégalu parce que toog na waxtu ak genn wàll di ma xaar parce que maa ngi xëyee Bandia si commune bu Diass bi may dugg a Dakar mënuma jaar fenn bi egg si Walf ma koy jégalu am na 1h30 di ma xaar kon nekk na loo xamante ni dafa ub ñëpp. waaye nag dëkk bi moo fatt ne li ñuy def ñu ngi def lu baax gaa mais chantier yi li ñuy yëkkateendoo côté Dakar yëpp fu nekk chantier ne fa nit amatul foo jaar parce que boo jëlee côté bi ngi ñu nekkee nii muy VDN bi chantier ba fa nekk téye na dëkk bi nga jël aussi terre bi am na foo xamante ni fatt na ko tey Dakar nekk na loo xamante ni péage bi même chose même li am si biir péage bi sax moo gën a doy waar këli si biti kon nag nekk na loo xamante ni Théodore Semedo Dakar moom moo fat waaw. Konaté sa naataango lu mu wax nee na chantier yi bëri na yéen tamit gis nañ ne yaa ngi wax problème mu rotation yi sax diminué ne si seen trafic yéen waa Dakar Dem Dikk yéen noonu lan moo waral ci yow embouteillage yi. non nu ma ko waralee comme nu ma ko waxee rek xam nga booy liggéey moom gaa il faut que mu am réew il faut ñu liggéey ko. mais boo yëkkati loolu yëpp ça pose problème
fekkoon ci sax man sama xam-xam bu gàtt si wàllu transport jël nañu une partie de la capitale wala ñu xool ne lii en tout cas bat infrastructure yu am solo la il faut que ñu liggéey ko mais ñu def ko étape par étape mais boo jegandoo sulandoo yëpp di gas di suul finalement comme lu ma ko waxee rek nit ñi du ñu am fu ñu aw dëkk bi day xat alors lépp taxaw te loolu nag dafay ressentir wu si économie bi. conséquence bi lan la. conséquence bi moom mooy gis nañ comme ni ñu ko waxee si journaux yi c'est des milliards de perdus chaque année te loolu mënuñu si dëkk il faut qu'on trouve une solution réelle à ça. Abdourahmane conséquences yi nag. conséquences yi mooy que ni tey boo jëlee comme biir dëkk bi fii nga jël transport bi nga xam te ni moom la ñuy def. urbain muy urbain bi muy taxi bi car rapide bi car njaganjaay bi tata bi la mu doon am démb ak barki démb tey ji xaajaatam mënutu ko am parce que transport dañu ne dem dikk bu gaaw demal nga dikk mais bu fekkee ni tey da ngay dugg si benn mbedd boo xamante ni di nga fa am 1 heure de temps doo génn te nga yor autotransport di consommer gasoil kenn subventionné wala si gasoil kenn subventionné si dara yow sa liggéeyu bopp nga yore loolu la ñu siy perte ñun transport en commun xamuñu nu mu toll. nga dem si transport lourd bi pour nga jóge port rek génn Dakar port nga génn Dakar di nga def plus de 3 heures de temps 4 heures de temps si embouteillage boo xamante ni loolu pertement la boo xamante ni si ñun transport kenn xamul nu mu toll. loolu nag nekk na loo xamante ni il faut ñu jóg surtout ministre de transport bi nga xamante ni aussi moo yor wàllu yoon yi parce que gars yi bu ñu tàmbalee ab chantier na am suivi boo xamante ni dañu koy taxawu ndax chantier bi gaaw a jeex lu war a durer at wala 6 mois bu demee ba war a durer 2 ans wala 1 an et quelque lor lay mujjee indi. est-ce que du andi ay problème yéen ak clients yi sax. dañuy si am du jeex parce que yow mi chauffeur bi nga xamante ni chauffeur bu tegu si yoon nga buggoo jalgati toujours da ngay bëgg a topp itinéraire bi nga xamante ni fa nañ la jaarloo mooy que ni jóge nga Petersen ngay dem Parcelles VDN bi ngay jaar amoo waroo teggi VDN bi des fois client bi bëgg laa teggiloo jaarloo la foo xamante ni du bokkul si itinéraire bi boo fa dajee ab takk der mu indi lay jafe-jafe dañuy am problème ak clients yi muy taxi bi muy car rapide bi muy tata bi en même temps noonu la ñu amee problème ak takk der yi parce que boo jaaree hors itri teggee foo xamante ni waroo fa jaar boo fekkee takk der transporteur bi aussi du la may dara. waaw transporteur bi parce que transporteur bi mun la may def parce que transporteur bi li ngay dund si kaw tëli bi moom dund ko parce que yow miy jël oto bi tey muy taxi ban bi nga xamante ni dañ la ne da ngay verser journée 10 000 francs borom oto bi xoolul lu dul 10 000 francs boobu muy am si journée bi bu dee tata bi la rotation bi nga xamante ni moom nga doon def si diggante Parcelles ak Dakar bu wàccee transporteur bi xoolul ne dara lu dul ne liggéey bi da nga ko war a liggéey mu aw yoon car rapide bi noonu Ndiaga Ndiaye bi noonu loolu. Konaté manque à gagner bi. waaw manque à gagner clients yi ak yooyu. manque à gagner moom c'est réel waaye am na loo xam ne sax moom dund wax na ko mais ñun sax xalaatuñu ko. nga war a jóge fii am benn itinéraire précis jóge Parcelles pour dem Dakar ñun suñu itinéraire la ñu topp xel xalaatul mukk ñu ne dañu wàcc yoon n'est-ce pas donc de ce point de vue lu ñu waroon gagner en deux il va de soi que ne benn yoon lañ koy gagner donc en tout cas daal transport moom comme ni nga ko waxee mbiru dem ak dikk bu gaaw la bu ci embouteillage resté xam nga daal moom mënul ñàkk mais quand même bu amee yenn ampleur rek day jël yenn proportion yoo xamante ne vraiment daf ñuy affecté ñun ñëpp fu mu nekk ni moom wax dëgg yàlla ñu ci gën a souffrir ñun Dakar dem dëkk su leen bokk. est-ce que au plan sanitaire ça n'affecte pas les chauffeurs parfois. mais bien sûr da ngay gis benn conducteur boo xamante ni dafay jóge Parcelles bu war a dem Dakar wala mu jóge biir ville wala dem Kër Massar wala Tëngéej mais day toog plus de 4 heures de temps 5 heures de temps si yoon si car si biir si au siège au volant loolu daf koy affecté sur le plan sanitaire. stress bi. de même que le receveur. mais yooyu xam nga yooyu c'est des phénomènes yoo xamante ni kenn mënu ko wax tant que dundoo ko rek mënoo ko xam. wàllu wér-gu-yaram bi. waaw wàllu wér-gu-yaram sa Samedo ñun xam nga liggéey toogaay dafa nekk liggéey boo xamante ni képp ku koy def bu si yàggee am na jàngoro yoo xamante ni toujours du dañ si yow. muy chauffeur bi tailleur bi
ki nga xamante ni daal liggéey toogaay la am na ay jàngoro yoo xamante ni toujours da ngay jànkonteeg moom te mooy jàngoro yu metti waaw parce que bu ñu junjee rek xam nañu jàngoro yi mu doon. kon mu ngi fi parce que mënoo jël toog lu mat ñeenti waxtu si tàngoor aussi parce que da ngay jàpp ne si tàngoor nga toog ak saxaar si nga xamante ni mooy jóge si oto yi nga koy noyyi lépp amul lenn loo xamante ni am na wér-gu-yaram embouteillage moom bu yàqee poos bi dina yàq yaram parce que ni muy yàqee poos bi noonu lay yàqee yaram bi parce que koom bi nga doon ut boo ko amul aussi wér-gu-yaram aussi doo ko am parce que toogaay bi dina metti li ngay noyyi du nekk noyyi boo xamante ni lu loo war a noyyi la parce que saxaar oto si ngay noyyi te ñun xam nga ñun fii Afrique suñu oto yi nekk du oto bu ne ngay gis da nga gis oto boo xamante ni bu saxaaree da ngay yaakaar ni ab usine moom mooy moo kii kon nag yooyu mënoo si nekk di am wér-gu-yaram mënul ne. yéen ngi gis sax image yi noonu Modou Fall di ko illustrer pour wane situation embouteillage yi rond-point gis nga nu mu mel. est-ce que Alioune Badara Konaté du problème mu samit accotement yi parce que gis nañu ne tali yi accotement yi dafa ndaw te tamit fu mu neex waaye lal ci biir Dakar. waaw mooy li ma doon jënd tout à l'heure rek que il faut des mesures courageuses pour yu état bi war a jël xam nga temps yi jamono yi yëpp ñu ngi wax ni le ministre xaw ma lan Abdou Karim Fofana mi ngi jël ay initiative di jéem a désencombrer la ville mooy yi ngay wax noonu accotement yi non seulement xat na mais aussi oto yi di gaare loolu aussi il faut ñu wax ko fu waay jóg rek bon luñ boo waxee ñu parking yi bëriwul c'est vrai amul parking mais aussi boo ñëwee dawal sa oto ba fenn rek gaare ko si benn côté da ngay entraver la circulation mais yooyu aussi c'est des phénomènes yoo xamante il faut ñu lutter contre ça moom daal li ma la wax moom de façon générale mooy mbirum embouteillage moom nañu yàlla gaaw tàggaleek moom xaw ma ndax travaux yi bu pare dina ko solutionner ou pas mais en tout cas ça nous pose réellement un problème. gis nañ ne kii est-ce que yow Abdou du problème mu accotement yi tali yi dafa xat. waaw ni ñu ko defaree benn ñaar. fu waay fu neex lal ku neex fu nekk ngay lal amul kii mairie yi tamit ñoom dañuy presque maanaam démissionné. boobu temps nag muy favoriser accident yi. waaw tali yi xat na aussi nañu xam benn affaire Dakar amul fu nit di gaare parce que tey sax ñu ngi commencé léegi di def parking yi si suuf si immeuble yi parce que nekkal aussi koo xamante ni nit ki boo jógee si àll bi nga ñëw ville am looy dox il faut nga am parking boo war a taxaw. loolu dañ ko war a préparer surtout ville bu mel ni Dakar parce que Dakar nekkatul ville boo xamante ni si capitale yi si adduna bi capitale la boo xamante ni capitale bu mag la bu bëri loo xamante ni mu ngi fi te lépp Sénégal mu ngi Dakar la campé léegi sax ñu ngi génnee ministère yi di yóbbu ay jam ñaajo yooyu mais nag économie Sénégal yëpp koom-koom bi yëpp mu ngi biir Ndakaaru kon war nañu am fu ñuy gaaree temps yi sax maa ngi gis commandant corps urbain bu Dakar Fall muy def loo xamante ni circulation bi lu jara rafetlu la parce que police temps yi génn boo xamante ni si biir Dakar génn boo xamante ni bu am solo la mais nag ba léegi wàññi na mais dañul mais gis nga mairie yi utuñu lenn lu dul koom xaalis tey foo romb mbedd marché la mbedd boo romb marché la fi nit ñi waroon jaar taabal yaa ngi si kaw wala ñu lal seeni lal si kaw trottoir bi te nit ki jaar si kaw tëli bi di xëccoog oto bi tëli bi loolu dañ ko war a dindi parce que ñun Sénégal yàlla dimbali nañu ñaari ville ñoo fi am ay mbedd yoo xamante ni yaatu nañu muy Mbour ak Touba mais yeneen capitale yëpp ville yëpp amuñu benn ville boo xamante ni yaatu nga si am say mbedd yaatu boo xamante ni lu ne xëj na si fii territoire bi dafa tuuti gars yi ñëw teg say cantine wala ñu ñëw teg fa benn table boo waxee ñu ne damay daan sama doole kenn bañu ko daan dooleem mais nag dafa am lu tëli bi moom am li nga xamante ni moom la piéton bi moom nit ki moom am li nga xamante ne commerçant moom la ko moom parce que commerçant bi am na fa ñu koy yóbbu pour moom mu nekk fi def activité am kii dox am na lu fu mu war a jaar pour def activité am mais oto bii daw tamit am na fu mu war a jaar pour def activité am. ndax gis nañ ne Konaté fu mel ni Petersen. aérogare Petersen oto yi léeg-léeg bu ñuy ñëw di dugg si biir garage bi. mooy maanaam jaaykat yi marchand ambulant yi dañuy daw. mel ni kuy
naan oto yi da ngeen dal sama kaw. waaw loolu mairie bi responsabilité bi. non responsabilité mairie comme ni ko sa waay waxee rek mairie dañuy ut xaalis xam nga mairie bi aussi état c'est une partie de l'état dañuy ut xaalis mais quel que soit affaire dañ ko war a organiser kenn bañul kenn ko daan dooleem ci réew mi koo gis rek dafay daan dooleem mais quand même il faut ñu def ko de façon organisée mairie yi nañu jël lu ñu war a jël ñeneen ñi jël lu ñu war a jël mais bu ñu bàyyee mu am tooyi booy rek ça pose problème en tout cas embouteillage loolu aussi bokk na si li koy créé mooy ni nit ñi du ñu bàyyi tali bi oto bi tali bi pour oto yi la am na yenn place yoo xamante ne c'est réservé pour le petit commerce nañ ko utiliser mais boo bëggee utiliser sa wàll jël wàll jàmbur mais ça pose problème. c'est un désordre boo xoolee mu mel ni Petersen soo xoolee rek. oto sa Njaga Njaay bi agsi kooku a ngi jël bagage am di daw soo ñëwee ci yeneen rond point yi même chose. mais c'est partout. mais amul demal rond-point Liberté 6 bii jaaykat yi ñoom ñoo occupé fi nit ñi war a jaay yëpp te autorité yëpp ko ñu ngi koy gis di ko seetaan. kon autorité yi dañuy seetaan. mais seetaan bu rëy la mais man dama kii Abdou Karim Fofana ministre li muy def man dafa rafet tey boo jaaree stade Iba Mar nga xool la fa nekkoon nga xool tey jii la fa ne gis nga lu jekk ak lu rafet ku ne xam nga ko. mais rond-point boo dem nga fekk gars yi nangu ko ba mu jeex yow mii oto yor oto boo si amee benn jéeye boo si def coow li yëpp këppwaat sa kaw. autorité yi nañ si jóg boo xoolee Alioune Badara est-ce que maanaam politiciens yi sax contribué wuñu si mbirum embouteillage parce que boo xoolee da nga gis benn chaque fois lu fi am fii Dakar benn maire kii nguur gi la nekk kii opposition bi. ka nekk si nguur gi bu maire opposition boobu entreprendre benn projet mu jël jaasi cor ko bañ jaxase ko ambulant parce que gisoon nañ li am Sandaga tey ñi reprendre nañu c'est le désordre encore ñi ngi fay ñëwaat mu am incidence askan bi di ko subir. waaw man nu ma gisee problème nu may wax mooy c'est un problème de suivi dama ne kii politicien la kii mbokk politicien moo tax mu kii mais en tout cas lu ministre bi entamé moom il faut que mu am un suivi parce que mënoo ñëw nii damay désencombré Dakar nga dindi lu fa nekkoon yëpp comme entrave ba nit ñi kontaan tàcc ay la yëwal alors quelques mois après rek nga bàyyi mun retourner à la situation d'avant. loolu moom c'est pas acceptable c'est pas compréhensible. il est sur la bonne voie nañu fexe ba nga xam ne lu muy def nii ba ñu préféré lu ko alors na am suivi ku ñu yëkkati fii te ñu xam ne fii du place su jaaykat place su oto la bu fi ñëwati boo fa ñëwee nag ñu dal sa kaw. parce que gars yi tàmm nañu wax leen nag boo ko yëkkati mu ne man de. ku nekk galaa ñu lay jox feneen da nga ma. galaa nga ma yëkkati da nga maa war a jox site de recasement. waaw bu ñu naree continuer ci siège boobu mu yóbboo ne pas entamer une action loolu moo gën. Abdourahmane te damay xool li sa waa ji di technique si kii bi nga xool aussi casque yi nga xamante ni moom la gars yi di samp si territoire yi muy du ma wax mooy kii yi def. opérateur yi waaw seen aussi tableau d'affichage yi. gis nga li indi xat-xatu Ndakaaru si oto dafa bëri waay boo xamante ni mais nag yet bi toujours rek si suñu kaw lay dal ñun chauffeur si lépp lu si mënta am yet bi suñu kaw lay dal. ndax lan tey jii imaginer lépp non dama ne territoire bi lépp occupé nañu ko lii def nañu ko ay cantine lii def nañu ko ay table lii def nañu ko ay lu ne mais oto bi moom amul fu mu jaar te yow loo def si infraction bu ndaw. si embouteillage bi ñu teg lay daan travaux yi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey soxla nañu travaux yooyu pour ñu liggéey ko pour dëkk bi toll fi yeneen dëkk yi toll mais nag ay la yéwén bu fekkee ni da nga ubbi benn ouvrage di ko defar nekk si ba mu pare nga doog a song benn parce que gis nga Dakar benn trait kii bu ndaw la rek dafa ubbeekoo si bunt bi boo koy dugg mais si biir dafa tëju Dakar dafa ubbeekoo jam ñaajo tëjoo boo eggee plateau booy dugg Malick Sy bi kii mu tëjoo fa tey imaginel boo jaaree autoroute bi boo jaaree Yaraax embouteillage bi ba fa nekk kenn xamul nu mu mel nga ñëw autoroute bi Colobane kenn xamul nu mu mel nga dugg si Blaise Diagne bi même chose nga ñëw corniche bi VDN bi noonu corniche bi noonu fépp foo dugg ba Kër Massar amul fenn fooy dugg actuellement Dakar si région de Dakar te embouteillage du la sonnal loolu nag Théodore Semedo nañu am na lu ñuy liggéey te lii gën a xatal Ndakaaru egseegul
mooy BRT bi. BRT bi bés bu ñu ko tàmbalee. ah mais ñoom waxuñu loolu de. non BRT bi si xolu Ndakaar non travaux yi laa la wax. waaw mais ñoom ñeneen BRT bi mooy suxali. wàññi embouteillage. waaw ñi ñuy gis waaw bu paree. transporteurs yi yéen ñu gis ci seen bopp chauffeurs yi gis seen bopp. non bu paree xam nga képp ku toj képp ku gas. di nga suul. xam nga tey terre baa ngi nii am na côté yoo xamante ni dafa fermé wu complètement kenn mënul jàll. ñu ñëw jël liggéeyu VDN bi tey boo jógee parcelle war a jaar si VDN bi pour nga egg Fann kenn xamul waxtu yi nga fay def nga jël aussi mooy prolongement VDN bi encore boo ñëwee ba Cambérène la fa nekk jéggi na dayoo dama la ne léegi nag bu fekkee ni travaux yooyu parewuñu ñu commencé travaux BRT bi nga jóge Guédiawaye te BRT bi dafa jaar si xolu Ndakaaru parce que boo jëlee Dakar nga xaaj ko si digg bi la jaar parce que dafa jóge Guédiawaye xuus biir parcelle daal di génn si jëw ba Liberté 6 Grand Yoff xotti doog mais imagine si xol bi la jaar foofu bu fa travaux yooyu tàmbalee te travaux yee parewuñu dama lay ne di nga xëy doxee sa tànk parcelle dem Dakar mooy gën a yomb dugg oto dem Konaté waaw BRT moom comme nu mu waxee rek xam nga sànq tout à l'heure wax naa ko sama njëlbaan waxtaan ma ni liggéey moom kenn mënu ko bañ si réew ala kulli àll day am mais boo songa loolu lépp ça pose problème li mu gis moom laa gis BRT balaa ñu ko tàmbali liggéey yi nga xam moom lañu suñu fii si VDN bi dafa war a jeex ba pare moom bu ñëwee du am benn problème xam nga dañu ko programmé fii ak 2023 xam nga 24. mais yéen est-ce que acteurs yi associé nañ leen ci mise en. non man daal li ma ci xam li ma xam yéen ngeen joxe seen avis parce que yéenay def urbain Dakar. waaw mais xam nga man li ma xam si wàllu transport boobu en tout cas au niveau du BRT on n'a pas été associé seulement je dois dire que ni dégg naa si autorité Dakar Dem Dikk yi que ni am na ay lignes de rabattement yoo xamante ni ñoom lañ ko jagleel ndax nag dans la phase pratique associé nañ leen ou pas ça là je n'en sais rien. Abdourahmane est-ce que associé nañ leen non xam nga kii Samedo dama lay ne ñun ay acteurs lañu nekk ci transport te muy suñu métier ñu xam nag Ndakaaru dañ koo xam xamee wuñ ko nag ci kayit xamee wuñ ko ci diplôme xam nga lu ñu ko xamee nekk ay apprenti lang fi am permis dawal fi car rapide dawal fi taxi dawal fi lu ne xam nañu ko bu baax a baax mais yàlla daf ñu def ci Sénégal bu léegi nag dafa depuis ci cosaan ba léegi lépp lu ñuy def techniciens yi dañuy tëju seeni bureau def ko bu ñu génnee ne ko mu ngi nii mais nag si yoon même circulation Dakar bii war nañu associer ñun acteurs yi nga xamante ni ñun ñooy dund circulation bi te ñu xam ko bu baax a baax nag parce que suñu métier la si télé bi la ñuy xëy di gontu si la ñu defee suñu enfance bi ni ñu toll demuñu woon école pour uti ji ay diplôme non dañoo demoon nekk si kaw télé bi ut fi métier boo xamante ni moom la ñu suturloo kon nag ki nga xamante ni dafa defi woon école ak lépp ba génn ami diplôme am ñu ne ko yow yaay ministre bi wala yow yaay directeur de transport wala directeur nangam wala directeur nangam boo ñëwee jëlal gars yi nga xamante ni woon ñoom dañu ko jàngoon si kaw télé bi di dem di dikk di dem di dikk ba ngeen toll fi ngeen di toll kon seen xalaat dañ koy war di boole muy ki nga xamante ni mooy technicien bi nekk ministre de transport ak ki nga xamante ni infrastructure ak ki nga xamante ni nag dafa nekk si biir transport bi muy métier ñu boole ñaari xam-xam yooyu gis nga bul di ne xalaatu yooyu mi am diplôme rek moom mooy li am solo jëlal tey gis nga am na rond-point yoo xamante ni ñu ko liggéeyee baaxut am na tey dama lay jox benn exemple boo génnee Dakar croisement Sindia boo jógee autoroute à péage bi fa nga doon bu njëkk ba avant muy prolongé fa nga doon jàddee pour dugg autoroute à péage bi croisement Sindia rond-point la waroon am tey ji yu bëri ñu ngi fay am lu ko indi non non amul kii boobu am na foo xamante ni rond-point la war a am na foo xamante ni warul am rond-point am na rond-point yoo xamante ni dañoo war a rëy am na rond-point yoo xamante ni dañoo war a ndaw ingénieur nag duñu leen xarab parce que seen lañ koo jàng waaye ñun nag dañoo yàgg si kaw télé bi xam am lu ñu si xam. léegi am na sax ñuy craindre ne yéen soo moytuwul am na ay emploi yoo xam ne dañ koy ñàkk lu mel ni gare routière yi day tas. waaw ak BRT bi. waaw gare routière moom bi mu tasee du tey te gare routière. waaw bu dee dañuy waxante dëgg rek xaaral sax ma kii waale parce que état bi léegi ay transporteur lañu. ah lu tax nga wax loolu. waaw non ay transporteur lañu parce que léegi am na war gaynde am nañu war gaynde
am nañu Sénégal dem dikk. mais c'est pas légalisé war gaynde. waaw non dama koy kii parce que actuellement Dakar dem dikk génne nañu ay wargane parce que génne nañu ay minibus yoo xamante ni ay 20 personnes la ñuy jël demal Thiès dellu si demal Mbour dellu si bu dee côté Fouta la ñu tuddee ko Yangarta ñu génnee fi Sénégal dem dikk Afrique dem dikk di ñëw kon actuellement ñun suñu concurrent bi gën a rëy si transport état la moom la ñu jàkkaarloor pour def transport domestique bi. kon daal fu mu toll nii moom doy na waar. waaw non ñun moom transport bi ñuy def ñun. waaw dama lay ne dafa dee. parce que jox nañ ñu ay tata. waaw nee na yéen état bi yéen lañ emprunté jël seen place de. li may mën a wax yaa ngi wax ñu wax sax Yangarta. waaye loolu sax am na bëri lu ñu si mën a wax Yangarta mais li may mën a wax si loolu. waaw si li mu wax nii junj yi. que ne Dakar dem dikk titre bu ko may mu def transport. dafa na ko mën nga def transport multimodal boo demee ci kayit loolu moo ci nekk ñun tey bu ñu nekkee sax jënd avion di dawal bu ñu ko amee. donc tous les types de transport autorisé nañu pour ñu def ko mais comme amuñu doole dañuy def étape par étape. kon de bu ñu amee doole ñun dañuy toxu Guinée. déedéet wala Gambie da ngeen toxu parce que dama xam ne li ñu wàccee si ay bus. ba pare ñun état yëkkati ay bus jox ñu ko. muy bus Tata yi ak yeneen parce que même taxi banlieue bi am na yu ñu fa dugal gis nga temps yi am na yu ñu génnee mooy vert blanc yooyu. mais bu fekkee ne transport boobu ñu doon def moom la état ñëw di def kon ñun moom suñu métier muy transport dañuy dem tuuti rek. naka la ko état defee. non mais mooy dama la ne parce que am na bus yoo xamante ni non Yangarta mooy dem am na gisoo mini bus yooyu yu ndaw yooyu sama copain directeur Moussa Diop wàccee temps yi ay comme ñu ngi toll ak tata yi njëkkoon wàcc. minibus yi waaw. waaw yu ndaw lañu. seen Yangarta bi. waaw ñu ngi dem mooy daw Yangarta bi. waaw mooy génn nañ si màggal gi génn nañ si kii ñu ngi dem am na yuy dem Mbour. mooy minibus yi rek. waaw am na yuy dem Thiès. am na yoo xamante ni sax dañuy jaar si biir dëkk bi nii. non amul Yangarta dafa dem Fouta. non xam nga Yangarta kenn bañu ko sax comme ni ma la wax tout à l'heure rek. suñu type de transport ñun dañu war def transport multimodal. tout type de transport. mais daf si am loo xamante ni yow balaa nga naan naam ne fa. d'abord c'est un projet boo xamante ni nu mu bindoo si boppam moom la kenn xamul. daa lëndëm. dafa lëndëm crise amul benn acteur si biir Dakar Dem Dikk bu dul la direction générale bu ñu xam dara du syndicat yi du délégué de personnel kenn associé wul kenn. ñu nag loolu la ñu fustigé parce que boo defee sax ay études poussées ba si ba Podor si foofu pour réseau boobu exister carrément am densité bu dëgg boo ko étudier da nga naan lii mënut am na si nag yoo xamante ni comme amul pertinence dafa improductif pour le moment ñu ne ko buñ na bañ a dugg si loolu. mais yéen est-ce que yéen parfois contribuer leen si embouteillage parce que yéen seen oto yu ngande yi. ban embouteillage nga xam ne dafa war a nu muy toll. taay bi déedéet nga xam ne benn oto kese ay 6. déedéet 6 oto yu ndaw lay jël. déedéet ba pare boo foo gis rek ñu paan. paan yi lan la. waaw paan yi xam nga paan yi moom. xanaa paan yi yéen seen am leen entretien. wala lan la seen société. am nañu entretien. mais dafa xew wala amul doo leen jënd pièce détachée. wala lan la am nañu entretien am nañu mécanicien yu xarañ. waaw mën seen liggéey. waaw mais xanaa du ñu am pièce détachée. waaye lu ma lay wax noonu mooy li nga constaté noonu. waaw boo demee au niveau de terminus boo demee si biir parc Dakar Dem Dikk da ngay constaté loolu effectivement car dafa bëri ju paan mais xam nga car bi daw sax mooy paan seen directeur xanaa moom xamul yëgul lu xam. non dama ne car buy daw moom mooy paan donc en gestion préventive da ngay ne lii dans 6 mois mun na paan lii mun na paan lële nga jënd ses pièces de rechange. mais xanaa moom yëgu ko seen directeur Moussa Diop. moom mooy la personne la plus renseignée moom mooy nekk la première autorité de Dakar Dem Dikk donc mënul wax ni loolu di échappatoire ne yëguma loolu c'est pas possible amul benn information bu ko war a échapper foofu. il est au courant de tout. moo tax problème yi. loolu nag la ñuy wax ni comme loolu am na mais bis yëpp mu ngi tombé en panne mais yaa xëyantu mu laa ne da ngay jënd ay pièces de rechange teg parce que loolu moo ànd ak jamono loolu moo ànd ak gestion car yi à la kulli alal moom car mun na gën léegi si atelier bi daw ñaari fan panne
kenn bañu ko. alors que yéen xaalis bu bëri ngeen am déggoon nañu fi ay affaire 16 milliards 10 milliards. waaw yooyu xam nga yooyu yëpp mais ani xaalis boobu waaw d'accord xam nga loolu yëpp lu ko waral. yéen travailleur te boobu ñenn sax si yéen a doon tàccu. non déedéet seen a gars yi syndicalistes yi ñoo doon tàccu naan gong na ñuy tàccu da nga directeur après ngeen nekk tiraillement ani xaalis boobu. ñuy tàccu da nga leen laaj lan moo tax ñu tàccu. ani xaalis boobu. waaw da ngay déglu ñu waxtaan tuuti. xam nga problème mu 16 milliards yooyu ñuy wax dette croisée xam nga état bi même bu fekkente sax moom société bi à 76% mais dafa am loo xam ne daf ñu ko jagleel ñun transporteurs yi à Dakar Dem Dikk am na chaque année lu mu ñuy jox ñun aussi am na lu ñu koy jox. mooy compensation. ok loolu nag boo calculer xam nga lu waral compensation yi dañu ne compensation pour service pour contrainte de service public alors ñu xool ko chaque année ça varie entre 6 à 7 milliards les ministères les responsables du ministère les responsables de Dakar Dem Dikk les responsables de la présidence ñoom ñooy toog ñu xayma ko xam nga alkaati buy jóge fii di dem du fay lu mu war a fay état bi moo ñu koy jox bu la ne jëlal da jógeel Kër Massar ñëw ba biir ville nga fay ko 200 wala 250 xam nga personne à gagner la mu ne dinaa la rembourser le surplus ainsi de suite genre forme yooyu quoi ñu ne compensation yooyu état bi da koy xayma chaque année le nombre de services yi nga mettre en jeu moom la koy calculer mu ne kii kon man maa leen koy jox en sous forme de subvention du subvention sax mais parce que remboursement la léegi nag mu ne loolu yëpp 6 à 7 milliards par année mais boo xoolee du 1er décembre du 1er janvier au 31 décembre lu mu lay jox du mat loolu. ndax lan. parce que ñun généralement lu ñuy def ñun mooy à chaque 3 mois dañuy def ce qu'on appelle benn demande d'argent léeg-léeg ñu wàññi ko bu ñu ne soxla nañu 3 milliards wala 2 milliards ñu jox ne 1 milliard 1 milliard 500 le plus souvent nga xamante lu muy jox ne du mat boo ko étalé sur 2006 ba 2016 ça fait beaucoup d'argent. xanaa du am reconduction budget. non day am reconduction budget mais loolu nag laa wax la ñu jël ñu ne ñun amal nañ état bi temps état bi amal nañu temps alors ñu def compas yi ñu ne kon on vous doit 16 milliards loolu 2006 la ba 2016 des na sax 2017 2018 2019. mais lan moo jugal 16 milliards ba mu ñëw. mais 11 loolu milliards directeur bi ñëw ne après 11 milliards. waaw déglu ma léegi nag loolu ba mu amee ñu ne alors état bi moo ñu koy jox état bi da ko échelonné léegi ñu ko war a fay par moratoire jusqu'en 2024 à raison de tant de milliards 3 milliards et quelques par année mais non le directeur moom dafa ne loolu arrangé wu ko il a eu l'autorisation du conseil d'administration ñu ne ko demal nga ut xaalis xool ni ngay récupérer ces 16 milliards mais dafay am ay conditionnalités man bu ma la ñëwee gis tey yow tu es prêt ma jaay la sama xaalis sama dette yow dette nga may jaay rek man la yow léegi donc naa ko jënd mais bu ma ko jëndee sur le champ au lieu ma jox la 16 milliards moyen laa lay jox 11 milliards parce que loolu mooy intérêt bi. kon yéen bukki daal moo am Dakar Dem Dikk. non du bukki. ah bukki la loolu moom. non du bukki non usure la. usure la ah non loolu bukki la xool noo koy tuddee rek ñu tuddee ko noonu. xool noo koy parce que yow mi nga xam ne yow yaa war a def gestion saine vertueuse joxe exemple si suuf ngay def affaire bukki. parce que loolu bukki lañ ko xaw ma nu mu tudd. mais en tout cas daal de suuf si waaw non xam nga man moom bukki lay niróo de. xaaral ma terminer rek de façon légale. loolu moom moo fa nekk. ah mais loolu légal la. non xaw ma ndax légal wala légal mais en tout cas ñun daal ah peut-être c'est l'argent du contribuable. waaw c'est l'argent du contribuable. ah non c'est l'argent du contribuable. moom dafa légal de. ah dama ne loolu. moom moo fa am. léegi yéen bi ñu ko interpellé lu mu tontu. non lu mu tontu moom kenn mënu ko xam en tout cas daal wax nañu ne lii la fa jëlee te yooyu sax c'est des sources yoo xamante ni ñoo ko amal suñu bopp moom waxuñu si dara. léegi yéen liggéeykat yi mën ngeen fàtte taxawee loolu parce que loolu c'est un problème xaalisu askan bi la. non ñu war ko réinvestir. ñu koy bukki. waaw non bukki xaw ma bukki nga tuddee xaw ma noo ko tuddee mais li ma wax moom c'est un fait réel moom moo am. léegi nag li nga xamante ne moom moo si am moo si delloo ko mooy que ni dañu toog un moment donné ñu ne dañu utaat xaalis nañu jaay suñu une partie de la réserve foncière de Dakar Dem Dikk mooy la bande littorale la bu nekk devanture ça fait 8000 mètres carrés
mu dem auprès du conseil d'administration waxtaan ak ñoom ba gars yi jox ko feu vert mu doog a dellu si travailleurs yi si délégué de personnel ak syndicats yi woo leen wax ñu ni dama leen di informer mais ñoo ma pour autorisation parce que autorisation am naa ko si conseil d'administration yi ba pare mais je suis tenu de vous informer que ni la réserve foncière là bu nekk devanture dépôt bi ça fait 8000 mètres carrés dama koy jaay bu ma ko jaayee dans un premier temps benn partie bi laay jaay ba pare parce que ñeneen ñi amagul acquéreur mais li ma ci mën a xam li ma ci mën a wax mooy que ni à l'époque ba mu ñu koy wax dafa ne woon boo ko jaayee dina fay les dettes sociales dette sociale boo ko déggee foofu moom mooy IPM bi mooy coopérative d'habitat ainsi de suite. mais xanaa yéen siégé tu leen conseil d'administration comme ni non man mosuma siégé conseil d'administration à l'époque secrétaire général daan nañu siégé moom ba mu ñëwee ba léegi nag daf ko dindi. Abdourahmane. Samedo xam naa ni moom affaire biir Dakar Dem Dikk du ma sikki parce que ñun dañoo am problème yoo xamante ni yi ñuy dund moo gën a mu du ma ne moo gën a métti seen bos mais loolu seen koom biir entreprise du ma si dugg. mais xaalisu utilité publique. xaalisu askan bi si nga bokk non dama ne. si nga bokk dama ne Abdourahmane lu mu wax nii c'est grave parce que xaalisu bokk xaalisu askan bi ñu koy bukki. dama ne ñu koy bukki. dama ne loolu moom grave na dama ne te parce que si nga bokk parce que xaalis bi Dakar Dem Dikk société pour askan bi yëpp la. waaw da nga may déglu. waaw société pour askan bi la. waaw waaye dafa am ñu ko moomeel. mais moom bu ñu ko moomeel yow si nga bokk yow da nga ci am la ma am. da nga ci am dama si la ma yore man. waaw dama si am lu ma wax mbubb tubay. waaw. boo may ut garam bu ma teg si kaw. waaw mais lii yow am nga ci part war koo jooy. mais lii am nga ci part non dama ne xam nga man li may wax si Dakar Dem Dikk. waaw ñun moom xam naa ne fu ñu jëm ak ñoom si transport ñun moom dañuy bàyyi parce que munoo jongante ak ku la ëpp doole téeméeri junni yoon parce que boo xoolee tey jii man dama koy wax saa su ne. Sénégal Dem Dikk bi ñuy kii nii transport urbain bu Dakar mënuñu ko matale tey jii ñun bu ñu taxawoon benn 2 heures de temps muy car rapide taxi ak Ndiaga Ndiaye ak Tata yi Sénégal Dakar gi am problème mu transport dama leen ne ñun dañoo am lu ñu mat bu bëgg tubee parce que suñu métier la ñuy bëgg foqati suñuy loxo téye ko. te ku nekk nag sénégalais bu ne am nga foo xamante ni fa ngay war a dundee fa ngay war a teddee ci sa métier ñun suñu métier transport la transport boobu bu demee ba jaxasoo yenn jaxasoo yi moo tax du mu mën a dugg ci mbirum ay milliards yoo xamante ni ñun bu ñu ko amoon tey suñu transport bi ñu yore kon kenn xamul nu mu. mais est-ce que émission Dem Dikk bi du ci yéen. parce que yéen da ngeen bëri ay syndicats. chaque jour ngeen toog saagante ci rajo yi. ngeen toog biir Dakar Dem Dikk yéen du loolu moo leen. dama ne biir Dakar Dem Dikk benn kër la. est-ce que du loolu moo leen fragilisé. Sénégal ñaata parti politique ñoo fi nekk. est-ce que du loolu moo leen non dama ne Sénégal ñaata parti politique ñoo fi nekk. bon bëri nañ. Dakar Dem Dikk ñaata syndicat ñoo ne ci biir benn kër la mais bëri nañ. waaw mais syndicat gis nga ne bëri nañu. ku nekk booy jógee. wutal intérêt mais ñoom bu desee seen outil de travail dañoo booloo def intérêt syndical. waaw mais parce que yéen moom. ñun gars yi kenn day yore saak ñëw ci benn garage. waaw xam nga def déclaration. xam nga loolu lépp état la. ñenn ñi si suuf dañuy dem ci. loolu lépp état la dañuy négocier bon. Samedo dafa am lu ma la koy wax gis nga gars yi recevoir borom cartable yi gis nga syndicat du ab télécentre wala du oto. wala du benn cartable syndicat da ngay am base am ñu topp ak yow nga am siège am bureau boo xam te ne fa leen lay fekk ñun de suñu syndicat de base boo demee Kër Massar nga fekk fa bureau yëpp tâche yëpp a ngi fa muy transport lourd transport en commun ñëpp a ngi fa taxi urbain taxi banlieue taxi yëpp a ngi fa kon ñun am nañu foo xamante ni adresse bu wóor boo xamante ni ku jóg song si ñu di nga xam ne fii mais nag gars yi ñoom ñooy soxla ne tey jii bu Abdourahmane jógee ne ab syndicaliste la teew nu mu tudd si Konaté nekk gën syndicaliste bu mag man bu ma jógee ab syndicaliste la bu ñuy woote yenn yi ñu woo Abdourahmane mi nga xam te ne cartable am rek la yore bu ñëwee buuxanteeg man ca biir fa ñuy waxtaanee pour bu ñu jógee ñu ne non syndicaliste yi ànduñu si lañu si kii mais dama la ne fii syndicat boo koy tudd
ñaar nga fiy tudd si transport bi ñu yore ñun da ngay ne Gora Khouma ne Alassane Ndoye te Gora Khouma la mu yor tey si syndicat transport umpul kenn si Sénégal umpul état umpul kenn dama ne Semedo mbir mi dafa simple yow yaa ngi ñu doon suivre am na suñuy kii yoo fekkee ay grève yoo fekkee mais damay rétrogradé delluwaat si mbirum suñu transport ni mu yàqoo urbain bi li ma si wax bëri na muy transport lourd bi nga xamante ni ñu ngi def corridor yi muy corridor Dakar Bamako wala corridor Dakar Guinée Bissau wala kii tey benn bateau clinker bu wàccee port embouteillage bi ne port kenn du xam nu mu toll foo jaar ñu ne la du fii foo taxu ñu ne la du fii nga départ chargé port war a génn Dakar dem boo xesee ba génn Diamniadio nga ne waroon ne alhamdulilah coono bi jeex na ngay entamé nag coono yi dul jeex dama lay jox benn misaal diggante Diamniadio ak Thiadiaye fukki montage gendarme mun naa la ko limal brigade par brigade ku nekk gën taxaw si kaw tëli bi actuellement am na brigade bu ñu créé bu bees temps yee fële mu ngi Malicounda brigade ba day génn campement génn Popenguine génn Saly génn Mbour génn Sandiara génn ngay dem noonu ñu génn te kenn du bàyyi benn oto parce que da ngay ñëw romb benn montage boo xamante ni taw Semedo mu arrêté lu mot fukki oto yooyu temps bi ñu doon perte si embouteillage Ndakaaru bi ñu ngi perte embouteillage bu ko gën a bon si cours de route bi ñuy def. plan de circulation Dakar. bu ñuy wax affaire port est-ce que yéen mës nañu leen associé ngeen def réunion technique avec les forces de l'ordre pour ne leen port bi nii par exemple plan de circulation bi nii la ngeen xam fi ngeen war a gaare fi ngeen war a taxaw wala yooyu. non balaa may àddu ci loolu sànq dama doon wax suñu problème yi au niveau de la société te eggal gu ma woon nga dog ma jox kàddu gi sama waa ji mais dama lay wax ni ñun li nga xamante ni moom la ñu comprendre si gestion Moussa Diop mooy ne dama la wax sànq ne ba mu indee projet yooyu mu défendre ko devant le conseil d'administration dafa am ay objectifs yu mu amoon moom la fixé wu woon que ni dafay fay d'abord les dettes sociales ñu ne ko d'accord mu ne dafay jënd ay pièces de rechange pour relever les bus Senelong mooy bus yu bleu yi ñu ne ko d'accord mu ne dafay ériger benn siège Dakar Dem Dikk si biir dépôt bi ñu ne ko d'accord dafay créer dafay construire benn magasin central si biir Dakar Dem Dikk parce que ba fa nekk da ko war a tool ñu ne d'accord mais ba ñu demee ba ci biir ba mu waxee rek loolu léegi mot na ñeenti at wala ñetti at aucun de ces projets yi mu waxoon noonu ne s'est réalisé sauf que fay na waa IPM une partie là où il avait dit intégralement la koy fayee fay na habitat yi une partie dette sociale donc lu mu waxoon da koy fay intégralement une partie la fay magasin central bi la des moo ëpp lu mu def siège moom waxaale wu ma ko pièce de rechange moom aussi naka sa noonu donc yooyu c'est des problèmes yoo xamante ni dañ ko lekk même bu fekkente ne dafa gàdd xaalis bi mais yooyu il est temps que mu est-ce que saisir ngeen autorité pour leen wax si la ngeen. non suñu rôle mooy xam nga nu ñuy saisir écrit la am est-ce que bind ngeen autorité ministre bi ne ko voilà la situation de notre société. mais bien sûr on a écrit on a même demandé à ce que le ministre mu recevoir ñu on a écrit au ministre des finances on a écrit au ministre des transports. est-ce que am ngeen accusé de réception. mais bien sûr am na. répondre nañ leen après. en tout cas recevoir guñu jusqu'à présent. au moment où je parle nañ leen tontu nañ ñu waaw. mais beneen bi aussi lu ñu wax lu ñu wax. non dinañu xam nga des déclarations de principe dinañ leen recevoir mais kañ xamuñu ba tout récemment sax man sama syndicat boobu c'était pas dans l'intersyndicale l'UDT di dafa saisiroon le président du conseil d'administration Maham Diallo xaaral rek pour mu recevoir pour ñu entretenir ko d'un certain nombre de problèmes tout récemment la ñu tontu ne parce que temps yëpp dafa alerté woon alors nañu xool naka la ñuy organiser pour mu ñëw recevoir tey jii ñu toog on court vers un retard de salaire imminent démb wax naa ko ci conférence de presse bi moom mi nga xam dafay génn ci télé bi ak ci rajo yi ne tout est nickel tout est rose à Dakar Dem Dikk bu fekkante ne nag yow nga dem bala 6 bala 7 amagoo loo fay sa travailleurs yi bu fekkante ne da nga ne loolu aussi c'est pas un problème dama xam kon lan moo nekk problème ci yow
léegi ci boobu jamono plan de circulation Dakar est-ce que yéen mës nañ leen woo ngeen toog waxtaan circulation Dakar. En tout cas surtout port bi kii di wax ñu wax leen ngeen xam parce que pour xam ne fii c'est autorisé fii waru leen fi kii pour ngeen xam. en tout cas lu muy mën a wax si loolu bu fekkente ni ñun en tant que acteur syndicat ak collège délégué de personnel ñuy agir dans le domaine du transport j'ai pas connaissance wala souvenance fu ñu mos a woo si plan de circulation la may mën a xam daal di ko wax mooy ne peut-être au niveau étatique au niveau de la direction générale xëy na ñooñu la ñuy waxal pour ñu xool naka la ñuy étudier le plan de circulation de Dakar. Abdou nee nga foo leen taxaw amu leen ko te am est-ce que mën nañ leen woo pour plan de circulation Dakar ngeen waxtaan mairie yi ak yëpp. waaw am na daaw la je crois waa CETUD woote woon nañu benn kii méridien bu ñu ko woon si plan de circulation wu Dakar ñu waxtaane woon ko mais li may wax toujours la ñuy waxtaane est-ce que dinañu koy jëfee. amul suivi. non li fi am suivi Sénégal bëriwul de. mën nañu nag dajaloo. déet waay. non mais li fi am suivi bëriwut. mën nañu dajaloo def lu ne wax lu nekk. dépense xaalis bu dul jeex tënk lu dul jeex. dépense xaalis bu dul jeex. waaw mais convention collective bi ñu fi de tënkoon dëxëñ ko. anamu mu ngi si suufu 3 yi. ah newoon parce que man li ma déggoon ne man dañ ma newoon que année bii passé ci premier mai bi dina entrer en vigueur. dama la ne mën nañu dajaloo rafet lool solin yu rafet indi ndox lekk naan wax ju neex bind tënk waaye bu ñu paree fa muy nekk dafay yàgg lool mais bu doon loolu am na yoo xamante ni ñu ngi koy liggéey bu ñu tàmbalee dañ ko war a continuer mais da ngay tàmbali tey ñu ne baax na mu jékki-jékki taxaw mais bu fekkee nag pour rëq suñu ndigg ñun chauffeur si loolu moom aay nañ si lool. dama ne Théodore Semedo ñun mënatuñu liggéey du si biir Ndakaar du si biti Ndakaar mënatuñoo liggéey. ndax lan. fii boo ñëwee embouteillage baa ngi ñuy bëgg a rey boo génnee interurbain bi wala kii bi nu mu encore transport lourd bi interurbain baa ngi nii mais alors Dakar yi war gaynde ñu ngi koy bëgg a rey tey oto bi nga xamante ni 4x4 booy jar 16 millions 20 millions. moom mooy yëpp ay nit di ko yóbbu Ndar ka koy def kilifa la. est-ce que am na licence yëpp. kii nu mu encore Dacia yi ngay gis ñuy daw ni cette place benn amu si licence. gis nga bés bu ñu bëggoon état bi bu bëggoon raxas ñiy def transport bu baaxul bi si kaw biir dëkk bi benn fan duñu ko toog te dindiwuñu ko gis nga takk der bi taxaw puut di xaari oto bi ko romb dem Thiès dellu si waat rombaat ko dem Thiès xam ne ni bii transport lay def parce que man mii Abdourahmane bu ma yore sam particulier war a xëy Ndakaaru bu ma xëyee suba gi bu ma la rombaatee ngoon lay doon waa oto bi la romb ñeenti yoon si bés bi di def Dakar Thiès di taxaw fii croisement Cambérène di chargé taxaw buntu Pikine ñu jël benn armeel boo xamante ni ay sëg yu gën a rëy si Ndakaaru ñu ne ko boo maraîcher muy cimetière oto yi transport bi ñuy def ñun. d'accord yéen boo maraîcher mooy cimetière oto yi. non cimetière la parce que oto boo xamante ni da nga fay dugg cette place bi dugg foofu am fa une semaine doo chargé wala bis bi fa am 15 jours du chargé kooku ay sëg la te oto yaa ngi taxaw si biti di yem. ñun dañu jéemalul dara. kon yow daal sa gis-gis état bi moo leen seetaan. non seetaan bi gën a rëy si seetaan yi bés bu ne nag bu ñu dajee ñu ne ñu dinañ fi dindi war gaynde yi dinañ fi dindi nangam mais du lu tax dañu gis nga buur xejul si baadoo la état xejul si kenn lu ñu bëgg mu dañ tey day dañ bi ñu bëggee toxal pompier yóbbu ko boo maraîcher ba ñu ko bëggee def dañ ko def mais malheureusement bañ ñu fa yóbboo lañ doon wax lépp amu fa dañu ñëw ñu koy gis nga armée comme ni armée yoo fi nekkee armée lu Ndakaaru boo maraîcher noonu la nekkee armée lu oto yi Ndakaar transport bu Ndakaaru mënatuñu am lenn si suñuy oto ku si amul beneen métier boo doon doxal bu dee transport bi kese doo dem. gis nañ ne yéen seen ligne yi ngeen doon exploité sax léegi clando yi sax dañ fa dugg. non loolu moom yàgg na bu yàgg ba nga commencé def fii boo demee Liberté 6 bi rek wala Liberté 5 bi rek da nga ci am lu leer mais nag ñun lu ñuy def mooy wax ne lii at lii yanul maanaam
ñi nga xamante ni dum nu mu waxee noonu ay kilifa si réew mi daf lay won lii ñoom ñoo ko moom mais li muy wax noonu état buur xajul si baadoola xajul si kenn am na yoo xamante ni il faut mu ànd ak la volonté réelle de l' état bu fekkee ne état bi am na volonté ne tey dama fi dindi le transport irrégulier duñ benn fan sa doyu leen mu éradiquer ko yëpp mais nag bu ñuy bàyyi muy dem nii rek c' est parce que l' état est complice quelque part loolu nag ñun il faut que ñu xool ak en face wax ne état bi lii mënta wéy na jël ses responsabilités bu ko defoo rek affaire yi du kii kenn xañul kenn dara mais kenn ku nekk na jël li nga moom loolu moom mooy dëgg li nga xamante nag moom laay wax sànq nii par rapport ak suñu problème au niveau de Dakar Dem Dikk tey dañuy wax Moussa Diop en tant que directeur général parce que en fait li nga xam moom moo fa am mooy manque de concertation boo waxee mu ne maa ngi wax ak syndicat yi sur certains points tey ba mu naree def yaa ngarta amul benn diisoo amul benn waxtaan. kii mu ngi wax ci problème convention bi convention collective du transport est-ce que tey aujourd'hui ak vu la situation. quelle convention collective du transport. bi nga xam ne moo waroon régir quand même le transport routier est-ce que aujourd'hui yéen aussi vous avez été. non convention collective du transport bi ma xam man. mi ngi nekk ci biir convention collective de interprofessionnelle bi qui date de 1982. la ñu ne waxoon dañ koy réformer. parce que 82 ba léegi yàgg na. ba léegi. 82 ba léegi xaw ma 81. ah man dama déggoon ñu ne ma premier mai bi passé. ban premier mai waxoon de ah loolu la waxoon ñun de gisuñu ko. ah boobu jamono avait est-ce que ça se sent sur les acteurs. mais dafa obsolète. waaw mais yow dafa obsolète. non dama ne il faut ñu changer ko. Samedo am na point yu bëri yoo xam ne kon heure bi embauché nañu chauffeur su méttee te en tant que defuñu ndëppaluñu transport ndëppal laa la wax woo acteurs yëpp ñu toog état toog ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan ci transport xool li koy jëmale kanam li koy yàq te yaakaar naa ne ministre Omar Youm war na mën a def loolu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant auditeurs di sant aussi sama secrétaire général El Hadj Gora Khouma mi nga xam te ni mooy jiite Union routière du Sénégal waaye nag waxtaan bi dafa xaw a gàtt teewul li ñu bëggoon développer dëgg